waaye am na itam ñoo xamee ni actuellement ñu ngi tëdd ci bërëbu l'hôpital yi lu ci ëpp selon li waa ministère de la santé di ñu xamal bis bu jot mooy seen situation stable na maanaam ñu ngi am tan bu baax feebar bi nag li ko tax a garaaw ni muy mel ci ma Samba bokkut ak ni muy mel ci ma Demba loolee borom xam-xam yi ci biir yarami nit ki ay mutation yu xaw a doy waar maanaam ab virus la boo xamee ni dafa xaw a bëri jikko ñoom sax miinaguñ ko noonu parce que au fur et à mesure crise bi dem ñuy génne ay mbir yoo xamante ni dégguñ ko woon au départ par exemple maa ngi leen koy wax démb maa ngi dégg keroog ay borom xam-xam yuy xamal nit ñi ne bu ñu moytuwul sax feebar bi al cerveau bi. Bon, on va revenir sur tout ça. Je vous laisse en compagnie du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour le point de ce matin. Sur 466 tests réalisés, 35 sont revenus positifs. Il s'agit de 34 cas contacts suivis par nos services. Un cas issu de la transmission communautaire à Niary Tally, ici à Dakar. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable et aucun cas grave n'est à signaler. À ce jour, 412 cas ont été déclarés positifs, dont 242 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 164 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ne am nañ ko ci mbas mi ñuy wax Covid 19 fii ci Sénégal ci bésu tey bii talaata di ñaar fukki fan ak benn ci avril 2020. ministère de la santé et de l'action sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jox ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom dellusi nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu fanweer ak ñeent moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi benn ci ñoom jóge na ci li ñuy wax transmission communautaire. mooy maanaam ki nga xamante ne kenn xamul fan la jëlee feebar bi ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj juróom-ñaar ci ñooñu bi ñu leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañ ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan fu mu toll nii gisaguñ ci ñoom benn cas grave bi nga xamante ne feebaru mbas bii dugg na Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ci nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu juróom benn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mi mu dëkk ci yooyu li fi des yëpp mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xamante ne ñu ngi leen di continuer di faj ministère de la santé et action sociale mu ngi gën a ñaax askan wi ne ñu topp digtal yi nga xamante ne wax nañ leen ko ngir ñu bañ a jot feebar bi te bañ di ko wàllaate ci yooyu ñu ngi dellooti di tere li nga xamante ne mooy nuyoo ak loxo yi nañuy di raxas loxo yi ak saabu ak ndox boo xamante ne da nga toog ak benn nit na ngeen fexe am xàll bu tolloog meetar ci seen diggante bu fekkente ne da ngay sakkat wala ngay tisooli na nga yore mouchoir soo paree nga sànni ko ci mbalit bi soo yore mouchoir nga jël sa conc ci biir conc bi nga sëkkat si wala nga tisooli si ñu ngi leen di wax tamit ne dañuy sol masque yi fépp foo xamante ne dafa am rassemblement ñu ngi leen di gërëm wasalaam. kon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye doon def bilangu tay bi 35 ñoo yokku di fanweer ak juróom ci limuk ñi nga xam ne ni bi
léegi amee nañu loolee nga xam ne ni moo di Covid 19 laataa ñu koy détaillé ngir ngeen gën ko comprendre rek Chérif Dia mi ñuy décrypter situation coronavirus bi fii ci Sénégal dañuy desandi foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa borom ñaari galon yi Pape Fara Ñing ñu ngi lay nuyu di la ziar joxati la sa wàccuwaay foofee ca buntu ministère ba ca Fann xëyati ngeen dégg bilangu tay bi lan lañ ci war a comprendre Pape Fara Ñing. jërëjëf Pape Cheikh Diallo maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Chérif Dia di nuyu mbokku téléspectateur yu groupe Futur Média ci àndandoo bi ak li nga xam ne mooy yeewu leen di fi jëlee ay xibaar nekkatul yeewu leen jug fajar waaye yeewu leen ngir yee nit ñi ci jàngoro ji di coronavirus ak daan corona. ndiki tey ji li ñu gën a mën a jàpp rek mooy am nañu record ci wàllu wàllu test ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn moom la ñu def ci ay test maanaam ñu saytu nekk lu yaatu parce que boobu ba léegi ñu ngi dem wax faaw mbir yi daal di koy généraliser li ko waral moo nekk fi ñu toll. cas communautaire yi la nga dem jël ci cas contact wala ñoo xam ne dañoo jógee biti réew léegi da nga koy gën a yaatal da nga jël assiette bu yaatu ngir mën a xool xayma nit ñi fanweer ak juróom bañ ko waxee nag xawoon naa am tiitaange waaye sant yàlla rek comme que 34 cas contact la yoo xam ne ñu ngi leen di suivre xam nañ leen xam nañ fi ñu ko jëlee kooku dinañ xaw a def tuuti ouf de soulagement naam bëri na lool ci lim ndax di nga ko xool ci lim bi nga xam ne moo nekk total bi ba ñu amee feebar bi ba léegi benn cas communautaire la ñuy wax mu nga newoon ca ñaari tali ñaari tali kon ñoom nañu jël seen i matuwaay yaakaar naa stratégie bu ñu jël bu baax la di wax ban gox la am saa buñ ko defetee rek waa gox boobu ñoom nañu jug jël matuwaay yaakaar naa waa ñaari tali bu ñu déggee li ñëpp nañu jël masque yi yokk raxasu mi ñu mën a confiner seen bopp dajaloo bi ñu daal di koy bàyyi ak yenn mbir yoo xam ne toog grand place naan ataaya ak yooyu yëpp yaakaar naa c'est révolu en ce moment ba ci kanam bañ jóge ci bile mbas juróom-ñaari nit daal ñoom xool nañ leen saytu leen bu baax a baax ne ñii amatuñu jàngoro ji bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen i kër te ci loolu yaakaar naa ministère bi tontu nañ samay laaj démb yi nga xam ne moom laa dem laaj ndax dañuy jékki-jékki rek ñu ne am na ko faatu ñu dem laaj ndax ay cas grave danoo am ba léegi waaye nag rassuré nañ leen ne amul benn cas grave boo xam ne signalé lañ leen ko kon jamono ji loolu war naa mën a dal xel kon ministère bi mu ngi déglu bu baax a baax askan wi seen i préoccupation boobu ba léegi ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci am doomu jàngoro ji ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar nag ñoom ñoo ci wër juróom nit ñàkk seen bakkan ñuy ñaan yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana firdawsi naka noonu kenn ñu yóbbu ko ca biti réew téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent jamono ji ñoom la ñuy faj Pape Cheikh ministre bi nga xam ne moo yor wàll biir réew mi dafa waxoon ñëpp nañu sol masque niki démb ba ñu doxantee ci yenn marché yi gis nañ ne mbir mi nit ñi ñu ngi koy respecté quelques personnes rek ñoom ñoo ko deful mais nag erreur la ñuy def da ngay jël affaire bi teg ko sa suufu manto wala nga teg fii doo nëbb bakkan bi wala ñu laaj la nga ne mu ngi sa biir poche loolu yaakaar naa ne lu jare éviter la masque bi dañ ko war a teg mu nëbb bakkan bi nëbb lii di gémmiñ gi bu ko defee doo wàll kenn du la wàll gis nga bu ñu appliqué loolu ak raxasu bi fii ak 15 jours à part cas yu ñu am ba moytu dinañ génn ci mbas mi kon ci ñun nag la des jamono ji beneen bi ma gis mooy homme de tenue ni ko tey suba ñu ngi commencé di contrôler wàllu transport bi waaye Pape Cheikh lu gën a doy waar mu nekk wàllu deux roues yi ñaar lañ leen tere mais da nga ciy gis ñoo xam ne ñett la ñuy def ci seen ginnaaw loolu force de l'ordre yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax kon li ma da wax rek cas communautaire bu ñu identifié rek koñ ba ca boppam ñoom ñoo war a jël seen i matuwaay bu ko defee ñoom ñu def seen bopp en quarantaine muy commune ba wala ville ba kon fii nga xam ne nag makkaanu ministère bu yor wàllu wér-gu-yaram li ñu mën a jàpp tey mooy lim bi nga xam ne jël nañ ko ci wàllu test yaatu na lool fanweer ak juróom record la mosu fee am loolu tamit nekk na lu bëree bëri fii ak benn waxtu incha allah dinañ dellu si waat fii nga xam ne moo nekk màkkaan bi gannaaw ba ñu duggee ci biir xool askan wi ci mesures yi ak li nga xam ne moom moo nekk wàllu kaa yi ñu wax ñu suñu xalaat ñu dellu si waat ak lu ñu foree fii rek taataan ko ngir baaxee leen ko lépp ci daan corona Pape Cheikh. Fara ñi ñu ngi lay gërëm bu baax dig daje gi ak yow wax nga ko léegi ca kanam lay doon ci diggu bëccëg gi daañu àndaat ak yow foofee nga ne ca ministère de la santé et de l'action sociale ci journal bi bu ko defee nga indiwaatal ñu yeneen i xibaar Chérif Dia fekk si ñu ngir ñu décrypter li nga xamee ni moo di actualité bi nag benn la lu fay di jàmbat loolee yàgg ngeen dégg ñu koy wax coronavirus wala Covid 19 saa yu ñu xëyee am ci ay information yu bees laataa ñuy ñëw ci
ci bilangu tey bi Chérif bàyyi la nga nuyoog suñu xarit yi nga xam ne ñooy xëy di la xaar nga leen di expliquer ñuy comprendre actualité bi. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu di la ziar jox la sa wàccuwaay di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla mbas mi jóge fi ñu delluwaat ca lan xamoon. allahumma amiin. Sénégal actuellement ci bis bi selon waa ministère de la santé et de l'action sociale tey am nañu 35 cas. 35 cas ni nga ko waxee noonu la muy fanweer ak juróomi cas yu bees yoo xamante ni kon ñoom ñoo dolli woon rek ca ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yi na amoon démb mu mel ni kon Sénégal atteindre na baaru 400 cas yi comme ni ñu ko mën a nemmeekoo rek tey muy 412 cas ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ay doomu aadama yoo xamante ni kon am nañ jàngoro ji buñ ci génnee ñi nga xamante ni wér na soxna si ñëw na ci sànq muy Marie Xemes Ngom Ndiaye comme ni nga ko waxee noonu la ci fanweer ak juróomi cas yu bees yooyu fanweer yaa ak ñeent kon ay cas contact la ñooñu ñooy ñi nga xamante ni kon ñu ngi leen daan di quarantaine noon ci benn ay barab doon leen saytu ginnaaw rek bin laalanteeg ñi nga xamante ni kon amoon nañ jàngoro ji di ay cas importé nag daanaka fukki fan ak juróom a ngi ni Sénégal amatu ko kon muy benn cas communautaire ca ñaari tali nag lañ ko amalee kon muy ca district bi nga xamante ne moo nekk ca Dakar centre comme ni ñu ko gisee fii nga xamante ni kon moom ni ko soxna si waxee kon ci commune bi nga xamante ne kon moom mooy bu ñaari tali Biscuiterie kon foofu la mbir mi amee tey muy cas communautaire bi nga xamante ni kon tey Sénégal am na lu toll ci ñeent fukk ak ñeenti cas communautaire muy yoo xamante ni kon ñu ngi bëgg a yokk si comme cas contact amatul muy loo xamante ni kon waa kër jëwlin ji Pape saa su nekk kon moom mooy li nga xamante ni moom moo leen jaaxal démb amoon na ci juróom tey ñi am ci ñeent terewul mu soxna si sensibiliser waat rek Sénégal yi ñu daal di sàmmonteeg li nga xamante ni kon mooy geste barrière yi nga xamante ni waa kër jëwlin ji ñu ngi koy sàkku ci doomu aadama yi su ko defee ñu mën a arrêter virus bi ni muy propagé wu ci biir réew mi rawatina xeetu contamination bi nga xamante ni kon duñ xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yor fan lañ ko jëlee looloo tax kon ñuy recommander port masque yi nga xamante ni wax nga ko sànq nit ñi quand même ñu ngi ko commencé di sol muy loo xamante ni jéego la jëm rek ci xeex bi pour yemale fi virus bi. voilà muy li nga xamante ni moo yokku ci geste barrière yi nga xam ne ni boobu ba tey ñu ngi koy wax muy boo dee sëqët ci ruqu conc bi raxasu ba set di utiliser à tout moment li nga xamante ni moo di solution hydroalcoolique bi boo ko amulee ngay raxas sa loxo ak saabu télé yaa ngi koy wone dañoo dem sax ba raxasu nekk lu tendance waaye bi ci yokk mooy takk masque yi am nañu ko mën am nañu ko mënul nee ñu am nañuy abalante ay masque loolee itam baax na comme nee nañu ne ñëpp takk ay masque baax na itam ñu leen di fàttali ni masque bi itam dafa war a set masque bi itam dafa am nu nu koy takkee du caagin rek nga for masque rek takk ko wala abalante ko parce qu'on m'a dit ce matin j'ai entendu ça quelque part que am na ñuy abalante ay masque loolu itam du lu baax ci bu ñu bëggee éviter feebar bi. du lu baax parce que comme jàngoro ji bëggul contact maanaam ay laalante masque moom nga xamante ni déjà dafa xaw a intime parce que comme ci bakkan nga koy def mu daal di koy muur ñu bëri sax léegi ay cache-nez la ni wax maanaam na muur bakkan bi ak gémmiñ gi je pense que te nit ñaa yaa ngi sëqat yaa ngi tisooli et cetera ay am lu cay jógee déjà di tooyal masque bi rek je pense que di ko weccoo moom musiba gënu ko doy waar te je pense que loolu aussi comme ni nga wax noonu il faut nit ñi xam ni masque yi c'est pour ñu aar seen bopp mais aar ñi nga xamante ni kon ñoom lañ nekkal la et loolu aussi lu am solo la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax daal di respecter parce que ci wàllu cet la d'abord am na loo xamante ni xel mënu koo sax nangu am na yoo xam ne kenn mënu ko wecceekoo parce que dafa bokk ci intimité doomu aadama masque bokk na ci léegi il faut nit ñi xam ko te masque yi comme ni nga ko waxee am na ci masque yoo xamante ni mënees na koo fóot te buñ ko fóotee pare laaj nañ également ñu passé ko moo tax waa kër docteur je pense que depuis bi fi jàngoro ji ñëwee ba léegi avant sax ñuy daal di rendre obligatoire le port du masque daanañ expliquer nit ñi nee say def ba sol masque yi ak ni ñu koy defee parce que bëggun sax loxo yi di ko laal bëggut yenn yi parce que dafa xaw sensible surtout comme neneen virus la kenn gis ko mën naa takk fu nekk topp ku nekk loolu Pape li nga wax noonu dafa am solo nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax masque yi ñu daal di koy sol jëfandikoo ko encore une fois bu dee wàllu accessible je pense que lay amatul parce que ci koñ yi tey ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan sun artisan locaux yi di ñaw ñoom tailleur yi expliqué nañ démb rek bu ngeen xoolee journal après journal 24 bi invité nañ fii waa société sénégalaise de normalisation ñu expliqué nit ñi fan la ñuy jaar pour defar masque et je pense que loolu ay jégalu yu am solo yoo xamante ni il faut nit ñi bàyyi ci xel su ko defee kon ñu mën a contribuer ci li nga xamante ni mooy endiguer le virus parce que foofu lañ toll léegi mbir mi ngi avancé xamagun kañ la mais ñun nañ def suñ kéemtulaay kàttan rek ba participer ci li nga xamante ni mooy effort de guerre boobu bokk na ci nag di tere wala ñuy bàyyi li nga
xamante ni kon waa kër docteur ñi ñu koy bàyyiloo. voilà donc nañu respecté bu baax geste barrière yooyu la surtout takk masque bi heureusement itam ba dogal bi ci autorités yi la jógee ministère de l'intérieur ce qui veut dire que policiers yi ak gendarmes yi ak militaires yi ñàkkul ni ñoo ngi ci koñ yi ak ci yoon yi pour xool ndax ku dugg ci transport en commun rek par la force da ngaa war a takk masque moo xam Ndiaga Ndiaye moo xam super moo xam Tata. ku ko deful yoon mën naa dal sa kaw ci loolu sax Pape démb rek déjà directeur bu sécurité publique am na benn communiqué boo xamante ni génn na ko mën nañ koo sax partagé ak ñi nga xamante ne moom mooy mbokku téléspectateurs yi jëm rek ci sàmmonteeg li nga xamante ni kon moom la waa kër ministère de la santé defoon recommandation léegi ministre de l'intérieur génn benn arrêté ban def ko ci li nga xamante ni moom mooy journal officiel su ko defee kon nit ñi mën a sàmmonteeg ñoom képp koo xamante ni kon ki nga xamante ni mooy Abdou Wahab Sall moom mooy directeur de la sécurité publique commissaire bi moo génn kon communiqué boobu jëm rek ci lépp loo xamante ni mooy sàmmonteeg loolu mu ne des réceptions de la présente note je vous demande de prendre toute disposition utile pour l'application de la nouvelle mesure relative au port obligatoire de masque dans les endroits expressément énumérés par l'arrêté du ministre de l'Intérieur visé en référence donc muy comme ni nga ko waxee woon sànq donc moom note bi nag mi ngi ko jagleel képp koo xamante ni kon moom mooy commissaire centraux yeeg commissaire urbain yeeg commissaire spéciaux yi jëm rek ci ñu sàmmonteeg loolu donc muy ki nga xamante ni mooy directeur sécurité publique donc génn na ko démb ci 20 avril bi donc jox leen ko su ko defee kon alkaati yi comme ni nga ko waxee ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan ñu muy police di gendarmerie marché yi sax déjà commencé nañ cee wàcc ak lieu public yi su ko defee kon ñu xiil nit ñi ñu daal di koy def képp ko sàmmonte woon tak nag yoon mën naa dal ci kaw parce que bu ko defee mën laa jël yóbbu la ci nga xamante ne garde à vue enquête la yóbbu defee la bu ko defee procureur yi nga xamante ñoo nekk ci tribunaux yi li yoon wax ci yow ñu daal di lu koy def parce que loolu si doon toll foo xamante ni comme ñoom nañ koy waxee nii kenn warta def li nga xamante ni mën nga menacer vie wu ñeneen ñi parce que bu ñëpp solee masque yow solo masque yaa ngi menacer vie wu ñeneen ñi parce que mën nga def loo xamante ni mën na yokk virus bi wala nga wàllu ko doomu aadama yi moom moo tax il faut que ñuy sensibiliser ni ñu am conscience sur loolu je pense que gàcce la sax nga toog ak ay nit ñëpp sol ay masque yow solo ay masque parce que loolu bu ko defee da ngay menacer comme ni ñu ko waxee vie wu ñeneen et ça c'est pas bon donc il faut que nit ñi bàyyi ci xel bu baax gën koo jëfee. voilà donc masque bi dafa am solo parce que daf lay protéger itam ñi nga nekkal on a vu beneen tendance au-delà de abalante bi ak ñàkk di ko setal di ko jëfandikoo nu mu ñu neexee je rappelle encore que masque bi balaa loxo di ko laal loxo yi daa war a set donc balaa nga koy récupérer wala balaa nga koy génne ci mbuus bi nga xamee ni wala carton bi mu ne il faut que obligatoirement nga raxas sa ay yoxo ba mu set wala nga diw ci solution hydroalcoolique bi loolee mooy mën a tax nga jëfandikoo langet yi nga xamee ni ñoo ci ne moo xam bu ñuy takk bi wala élastique bi su boobaa loolee rek ngay mën a laal waaye li ci kanam ñu fàttaliwaat leen ko kenn du ko mën a teg loxo ndaxte loxo yi mën na am ay virus ay bactéries ay microbes yoo xamante ni mën na indi li nga xamante ni moo di Covid 19 bi am na ci ñoo xamee ni bu ñu ko takkee bu ñu waree wax dañu koy simmi wax ba pare doog ko takkaat donc loolu amul njëriñ finalement amul njëriñ parce que li ñu bañ mooy gis naa léegi nii ci reportage bi am ku ko def bi muy wax ak journaliste bi dafa dindi masque bi wax ak journaliste bi ba pare daal di koy takkaat loolu koy amul njëriñ te booy wax mooy fa la affaire yi di génnee donc saa yu gémmiñ gi ibbeekoo rek war na tombe ak nga takk masque bi pour que mu nekk barrière gis nga barrière bi ngeen di dégg lii moo ci gën a important takk masque bi muy barrière ci lii génn sa gémmiñ te kenn mënu koo gis mu mën a dem ci nit wala tasaaroo ñëw ci ñi nga nekkal donc tekki ko wax doog ko takkaat itam loolu amul benn njëriñ Chérif amul benn njëriñ moo tax comme li nga wax noonu il faut que sensibilisation bi di wéy ni nga ko waxee état bi parce que fu nekk je pense que même en termes de crise dañ koy wax ci communication état bu ñu teg rek muy jéego je pense que il faut que nit ñi gën ci évoluer depuis plus d'un mois ñi ngi doon taxaw ci laxasu bi di ko expliquer nit ñi ba leer na quand même ci bopp ñu bëri comme nag léegi masque yi xew na rawatina muy lu obligatoire ci barab yi nga xamante ni mbooloo mi dañ fay daje il faut nit ñi xam ni masque yi déjà kuy génn sa kër war ngaa génnaale ak masque foo mën a dem muy ca marché ba yaa ngi dugg ci oto nga xamante ni mooy transport en commun yi wala nga jëm sa bureau di liggéey mais foofu tamit boo fa tollee comme ni nga ko waxee noonu masque yi déjà dafa am loo xamante ni laaj na ko ci wàllu waggar tuuti parce que aussi il faut nit ñi xaw a waggar ci wàllu gën a exigeant déjà vis-à-vis de même bu ko defee kon comme ni nga ko waxee noonu di leen moytu yenn yu bëri abalante bi ñu bàyyi ko wan tamit bu masque yi li tax ñu def ko mooy mu aar la mais bañ a am wàll keneen ki tamit parce que ku nekk bu ko defee rek je pense que bu ñëpp takkee masque rek comme ni ñu toll ci
ci étape boo xamante ni cas communautaire yi ñi ngi yokk weesu na 40 léegi. et je pense que loolu moom moo tax kon nit ñi di ci insister di ci wax parce que yeneen réew yi jël nañ fa yeneen mesure mais ñun am na mesure yoo xam ne encore une fois ñun adopté wut ak suñ réalité socioculturelle moom moo tax li nga xamante ni tolloon nañ ko muy masque yi te yeneen réew yi ñu wër fii ci Afrique ñoom dafa obligatoire ba ku ko deful sax yenn saa yi dañ lay daan ci wàllu koppar et cetera fii nag ci sur le plan pénal moom wax nañ ko waxante ko ku ko deful loolu mën na la caa fekk. comme ni nga ko waxee rek Pape day lu am solo loo xamante ni c'est vrai que bu ñuy wax nag ñu bëri duñ dégg. mais nañ wéy rek bañ a tàyyi. des fois da ngay am impression que nit ñi dégguñu wax ji. dégguñ wax ji te loolu moom fépp la dans toutes les organisations fu am dana am ñoo xam dinañ comprendre mi ngi ci salle classe rek ñii dinañ teel a comprendre. ñi bala ñoo comprendre il faut nga faram te dëgër bopp bi du Sénégal kese pour tontu un peu classe Petit Ndoye gi nga xam ne ils ont tendance ay sénégalais la ñu mais seen xaste yëpp dafay jëm ci sénégalais non sénégalais baaxul non sénégalais dafa bon non sénégalais dafa indiscipliné c'est-à-dire dëgër bopp gi c'est partout dans le monde États-Unis actuellement état yu bëri dañoo jóg di def ay manifestations pire que li am Sénégal contre confinement bi boo demee ay dëkk yu mel ni France wala yeneen dëkk yi nga xamante ni limite entre guillemets dëkk yooyu la ñenn ñi nawloo ils ont tendance à daganal seeni dëgër bopp ñun sunu dëgër bopp ñu xas ñu ci je suis pas d'accord nag ànduma ci benn dëgërug bopp waaye bëgguma it kuy daganal yëfi dafi ñeneen di ma xas man sénégalais bi c'est-à-dire dëgër bopp gi fépp la parce que crise bi ni mu ñëwee dafa bette personne ne s'attendait à cette situation là d'habitude pandémie wala épidémie day am Afrique Guinée ak Sénégal Côte d'Ivoire yam fa pandémie grippe wala épidémie grippe am France ñoom dañuy am sax ba am épidémie rougeole yenn saa ay épidémie yu gën a garaaw am France yoo xamante ni musul am Sénégal wala gëj na fi am tu vois yam ci ay dëkk wala yam ci benn partie wu benn continent mais crise bu mel nii laal dëkk yëpp ci àddina ñëpp la bett donc du coup ku nekk ak sa état d'esprit ku nekk ak sa tolluwaay ku nekk ak sa ay réaction te li nga wax nii la am solo la te li tax sax monde bi xaw a am sax au moins ay pexe jéem ko wut mooy lim commencé Chine parce que quand même yaa ngi wax ni foofu moom seen histoire gis nga ni mu melee moom nii la bu patron bi ne nii la ñëpp nii la ñu def parce que seen histoire la régime dictatorial la depuis très longtemps dictature dafa bokk ci seen ADN donc justement ñu judd ci noot fii nit gis ko sax histoire Chine déjà ñi ngi rappelu xeer la xewoon fële ca Tiananmen et cetera loolu moom benn parti fa nekk muy parti communiste chinois kenn koy jiite gis nga ko sax Xi Jinping il est président à vie donc moom ci loolu la leen yar mooy moom moo tax discipline boobu avant nag ñuy quand même ñu ay bakkan yu bëri rot na fa loolu ñaanuñ ko yàlla ñun nag doon xaw a am tuuti lien surtout ak li nga xamante ni moom mooy l'Occident surtout ci wàllu démocratie Sénégal moom moo tax gis nga ko noonu États-Unis gis nga ko fële ay gouverneur ñoom ñoo jël décision confiner seen ay état mais président mi nga xamante ni mooy Donald Trump gis nga mënu ci dara dem na ba di jaxase mbooloo maak ñi nga xamante ni ñoom ñooy gouverneur yi naan leen génn leen fippu parce que confinement bi et cetera gis nga ko Las Vegas bërki dem bu reportage yi nga xamante def nañ ko fa ci wàllu nekkin maire ba sax ma ngay dem ba moom it di def loolu donc li ko waral moom mooy loolu dafa bett ñu bëri xëy na li mu commencé Chine moo tax ñu am ci ay exemple comme ni nga ko waxee di wax waxu confinement xëy na bu doon Europe la jiite je ne pense pas que dinañ confiner nit ñi wala nanga parce que amul doon idée boobu wala fii ci Afrique donc la tax yàlla njëkkee ko Chine sax moom moo tax nit ñi commencé am yooyu idée ñun nag comme ni nga wax noonu ay confinement day loo xamante ne day compliqué trop ci suñu réew yi comme gis nga ko sànq boo xoolee dëkk yu mel ni ay Médina yi tax nit ñu génn et cetera dan la koy wax parce que am na foo xamante ne ay promiscuité moo fa am nit ñi xajun ci kër yi fees del voilà kër yi looloo tax mu compliqué am na ci kër yu bëri yoo xamante ni Chérif dañuy ayoo ñii ñooy nelaw bu ñooñu yeewoo ñu génn am ñeneen ñu dugg nelaw si voilà loolu nag pour ñu bañ fa egg moom moo tax quand même ñu def li nga xamante ni moom moo toll ak suñu doole mooy ay masque nit ñi di ko takk et puis yemale tamit dox yi koo xamante ni li ngay dox amul farata bu tax ñuy wax je pense que taxaw ci mbedd bi dafay compliqué surtout jamono ji parce que yow booy xëy si gis nga am na ñoo xam dañuy dox sax pour dem te loolu dafa compliqué parce que gis nga léegi gars yi caaxaanatuñ ci li nga xamante ni mooy ay surcharge wala yenn yi xëy na nag am na ñoo xam ñi ngi dëgër bopp ba léegi di ko def mais képp koo xamante ni police gis na la ci wala gendarmerie gis nañ daan yi nga xamante ni dañ wàcce oto bi ngay doxaat et cetera loolu nag bala mën a fekk surtout que ñi ngi jëm ci weeru koor dina gën a compliqué mieux vaut que ñi nga xamante ni la ñuy dox du farata ñu toog ci kër yi ñi nga xamante ni dañuy dox farata ñu gaaw dem def ko delluwaat ci kër yi su ko defee je pense que dina mën a régler le problème parce que comme li nga wax ni lii xamul kañ la xamul fan lay yem parce que mi ngi ci nit ñi ba léegi gis nga ci dëkk yi nga xamante sax commencé woon nañ ko faj nee nañ woy nit ñaa ngi commencé di récidiver sur le plan virologique muy génnaat ci ñoom donc muy loo xamante ni balaa la bu fi sunu borom bi teg mais comme nit nag
tamit am na ay pexe je pense que pexe yooyu ñi ngi ci comme ni ñu ko waxee noonu di def ay stratégies yoo xamante ni sur la base justement des recommandations yi nga xamante ni personnel de santé yi ñoo koy def à travers le ministère bi nga xamante ni kon saa su nekk bu ñu defee recommandation bu dee autorité bi xool na ni mënees na koo jëfe ñu jëfe ko et bu ñu ko jëfee aussi je pense que ñëpp dañ cee war a ànd et parce que lii intérêt ñëpp la jàngoro ji gaaw fee jógee parce que ñëpp ko yëg sur tous les plans. voilà donc nañu respecté bu baax takk masque bi et comme Chérif ni mu ko waxee dëkk yëpp a ko yëg crise la boo xamante ni dafa bett àddina moo tax saa yoo xëyee rek am ci lu bees organisation mondiale de la santé ña ngay dàgg santé quoi États-Unis Donald Trump seen président ba autorité yu bëri président yu dëkk yu mag yi entre guillemets ay France ak Allemagne ak États-Unis ña ngay tuumaal waa Chine ci ñàkk joxe information yi war par rapport ak feebar bi ci seen i dëkk ñoom it waa Chine ñu ngi ñooñal seen i der di wax ni wax nañu lépp di yokkaat ay lim yu ñu fàtte woon ci ay nit yu faatu affaire bi daal dafa dem ba dafa mujjee compliqué nous autres comme dañoo exigeant par rapport ak sunu ay dirigeants dofatuñu dañoo yeewu gis nga yeewu leen bi nii ñu koy waxee noonu la sénégalais yi yeewoo yenn saa yi damay tooñ naan sénégalais bi léegi télé bu fay sax mën na laa wax programme bi daw ci biir comme quoi dootuñu nangu kenn di ñu këyitloo mais c'est pas qu'au Sénégal même dans les plus grands pays seeni autorité dañu am ay jafe-jafe pour gérer situation crise bii nii. pour gérer situation crise bi surtout monde ñi nga wax noonu yaa ngi wax entre Chine États-Unis sur le plan géopolitique quand même gis na ni loo xamante ni am na ci waa loolu li wala fi naan xeexu ñaay la ñoom nañ xeex seen biir et cetera malheureusement nag conséquences yi ñun ñi ngi koy dund parce que gis nga débat bi nga xamante ni am na entre Chine ak ñi nga xamante ni kon moom mooy les occidentaux jëm rek ci virus bi fa mu soxee ko nee nañ dafa échappé ci benn laboratoire bu nekkoon fële nga xamante ni mooy Wuhan et cetera ñoom nag les Chinois ñoom ils se défendent quoi déjà ci moor yi parce que li jaaxaloon ñëpp mooy Chine comme moo ëpp mbooloo te fa la jëf ji amee te ña faatu Italie par exemple ñu ëpp foofu ña faatu ñu Wuhan xëy na moom moo waraloon débat bi nga xamante ni moo am entre accusation yi nga xamante ni moom moo jógee quand même ci l'Occident jëm ci nga xamante ni moom mooy chinois mais li ci am solo rek mooy comme ni nga ko waxee noonu dem na ba même les dirigeants là ils sont dépassés parce que mbir yi compliqué na complication boo xamante ni surtout ñoom ñi nga xamante ni quand même seen wàllu idéologie libérale la et cetera boo xoolee ci wàllu profil lañ gën a mën a dem moom moo tax comme gi bu dee sooxee na yaa ngi dégg États-Unis ñu naan la baril dollar bi léegi dem na ba ci amatul valeur et cetera donc moom mooy leen wax noonu parce que voilà donc moom mooy complication bi ni mu demee noonu donc ñoom nag loolu daf leen jaaxal surtout boo xoolee Donald Trump et cetera bul fàtt ni ñoom Amérique ñu ngi doon waajal ay élection mi ngi xalaat ay réélection nekkoon ci benn yoon jàngoro yu ñëw donc loolu lépp course contre la montre la boo xamante ñoom ñi ngi koy def pour mbir mi gaaw fay jóge pexe mu nekk ñi ngi koy def France gis nga nee nañ fii ak le 4 mai ñi ngi xool ba xam naka la ñuy delluwaat ci école yi muy ay risques yoo xamante dañuy xool c'est même pas sûr que le 11 mai ku ne xam na ni ñoom erreur bi ñu jëkkoon def ku ne ko wax na ko mooy seen premier tour municipal yi nga xamante ni maintenir noonu ko loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo fa lawal jàngoro ji parce que encore une fois c'est un virus boo xamante ni quand même moom am mbooloo la gën a bëgg fu mbooloo am fa lay gën a jaxasoo et cetera réew yi nga xamante ni ils ont maintenu leur championnat sax ci nga xamante ba laataa ñu koy tëj moom it indil na leen ay jafe-jafe parce que buggul mbooloo mu takk moom moo tax bu naan nit ñi bañ di dajaloo et cetera dañuy bañ donc fii nag am na ay effort yu bëri yoo xamante def nañ ko surtout ci wàllu diine ji Pape moo tax il faut saluer encore une fois décision yi nga xamante ni les autorités religieuses jël nañ ko parce que ñi ngi leen doon stigmatiser ci jàkka yeeg et cetera mais booba léegi quand même gisoo fi kenn koo xamante ni mi ngi jiite mbooloo ci wàllu diine quand même sàkku nañ ci taalibe yi ñi ngi toog kilifa yaa ngi ñaan je pense que ñun ñi nga xamante ni quand même ñoom ñoo ñu ëpp daraja fuuf def nañ ko je pense que ñun dañu leen war a topp ci loolu su ko defee ñu jàppale suñ bopp parce que du kilifa yi leen di jàppale suñ bopp leen di jàppale encore une fois surtout ñi nga xamante ni amun doole jàngoro ji plus mi ngi wéy day gën a compliqué ci seen dundin parce que rek encore une fois ci salaire lan sukkandiku woon te salaire yi gis nga am na ci ñoo xam ne nee nañ ñu toog seen kër mënuñoo liggéey ñi ci chômage technique te plus muy avancer la situation va devenir beaucoup plus compliquée moom moo tax boo xoolee sax suñu réew ku mel ni Macky Sall et cetera di sàkku tubaab yi ñu daal di niilal dette bi looloo ko waral parce que dem nañ ba xool ni Sénégal waral tam li ñu doon leb bari na et cetera mais bu situation bi demee nii la nga xamante ni lañ doon fayee tubaab bi xajoon na ci ñun et cetera moom moo tax nit ñi di def plaidoirie boobu à chaque fois et pour que il faut que société yi nga xamante ñoom ñoo nekk
nekk ci yooyu réew aussi bàyyi xel bu baax yooyu parce que loolu mooy li ñu wax noonu discipline rek moom moo ko mën a régler comme ni ko yeneen réew yi amee takku ba jëlee ko fa je pense que aussi war nañ koo mën a def réew yu mel ni Mauritanie gis nañ jàmbaar la moo tax Afrique aussi ñi ngi def jéego yu am solo ci wàllu bopp tubaab bi nag danoo yaakaaroon fii bu fi duggee rek musiba la fi am mais ba jusqu'ici quand même y a des efforts yoo xamante ni ñi ngi am ci Afrique te loolu aussi ñi ngi koy sante yàlla aussi sante ko borom xam-xam yi nga xamante ni waaye kër docteur amul lenn loo xamante ni war nañ koo def ci wàllu complexe jëmee ko ci nasaraan yi ci wàllu chercheur parce que am nañ ay chercheurs yoo xam ne yu mag lan voilà en tout cas crise la misaal la itam ci lu bëri ndaxte kenn mësul gis situation bi nu mel ci àddina moi je pense que c'est la première fois crise sanitaire toll nii di indil ay jafe-jafe yeneen i domaine surtout crise économique bi nga xamante ni daanaka mën nañu wax ni dafay doog a tàmbali am na ñu bëri ñoo xamante ni actuellement ñii ñu ngi ci chômage technique ña ca des ñu ngi li nga xamante ni moo di chômage partiel bëri na ci ay salariés yoo xamante ni ñii 50% la ñu jot ci seen i salaire am na ci ñoo xamee ni déclaré wu ñu woon seen entreprise yu ndaw dañ daan taaba actuellement mënuñoo ibbi mënuñoo liggéey mënuñoo jaay mënuñoo fay seen personnel donc muy ay jafe-jafe yoo xamante ni daanaka bu ñu góorgóorluwul rek dina indi ay jafe-jafe yu tar fii ci Sénégal dem ba salarié du am salaire loolee am na leneen lu ko gën et puis quand on voit selon yenn ci ay information ñu ne ñu am na ay chercheurs yoo xam ni nee ñu fileeg juin bu ñu moytuwul feebar bi dina gën law pic bi dina gën yokk loolu itam daf ñuy tiital donc ñun nañu góorgóorlu ba njuuy borom xam-xam yooyu le à travers respect bi nga xam ni moo ñu war par rapport ak takk masque yeeg respecter geste barrière yëpp. geste barrière daal Pape mooy li am solo comme borom xam-xam yi nee nañ loolu bokk na ci li tax jàngoro ji bañ a law et je pense que ku ci nekk sa wàll boo ko defee comme li nga wax noonu prévision yi nga xamante ni un peu c'est pessimiste yu chercheurs yooyu wax am xëy na mën na leen parce que ñoom seen xalaat rek lañ joxe mais borom bi moom mooy dogal mais yàlla bay sa tool ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk di góorgóorlu je pense que ku ci nekk sa wàllu góorgóorlu la war nga def ko la ca des na nga bàyyi ko ci loxol borom bi nga xamante ni kan moom moo fi indi jàngoro ji encore une fois parce que li nga ko waxee noonu ñu ngi jëm ci mois yi difficile déjà weeru koor yi semaine bi ñun nit ñi dugg ci muy mois boo xamante ni gis nga ni mu doon demee fii ci Sénégal am na fu ñu ko tegoon ndax xëy na musulmans yi ñoom ñoo fi ëppi beneen bi mooy période la boo xamante ni de forte consommation te dem nañ ba gis nga ni ni jëfandikoo sax dund gi mi ngi commencé compliqué ci ñenn ñi parce que xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw muy loo xamante ni comme ni ñu ko waxee ça va être très dur mais il faut que nit ñi aussi serrer la ceinture xam ne aussi moment bee ko laaj encore une fois mais ñu gën a wéyal li nga xamante ne moom mooy solidarité mais encore une fois ñi nga xamante ne ñooy pouvoir public yi ak pouvoir décentralisé yi nga xamante ne moom mooy wàllu maire yeeg état bi ñi nga xamante ne yàlla may na leen doole aussi ñu gestu ñi nga xamante ne amul doole parce que comme nee na nit ñi nan toog je pense que ku ci nekkaat ci ba nga dëkk bu dee war ngaa mën a jàppale doomu aadama ci dund wala ci masque yi sax parce que même masque sax c'est mode de soutien la boo xamante ne mën nga koo dimbalee nit ñi su ko defee kon je pense que le problème on peut le régler le plus vite possible bañ a egg fi nga xamante ni chercheurs yooyu nga wax ni moom lan ne fa la àdduna bi jëm. voilà y en a qui font ça déjà ñi ko tàmbaleegul ñu ngi leen di ñaan ñu tàmbali ko ku ci am loo mën a dimbalee rek sa waa koñ suñu borom am lu mu la baaxee na nga leen ko dimbalee ndax léegi daanaka si ki ma lakkandoo la case brûle presque pour tout le monde nit ñi sak rek la ñuy wéyee donc ku ci mën dimbali nit ci sutura mu def ko ndax góor daa sonn démb rek maa ngi teg benn woy ci antivirus yi Abindoor mu ngi naan góor dafa sonn du yol wante rus na ñaan réew mi nag dañoo xaw a xewal sama classe gi lu nu def faaw ñu wane ko ci réseaux sociaux yi loolee dafay sàggik sak te ku sañoon am sak ak sutura donc ci sutura rek ku ci mën dimbali na nga ko def ndax réew mi man xam naa ci dara bëri na ay baaxkat ay nit yoo xamante ni suñu borom baaxee na leen teraanga et que seen objectif yëpp mooy di ko bokk ak nit ñi et comme tu l'as dit jël masque yu bëri sax jënd ko séddale ko loolu ci ndimbal gi la bokk joxe ko ci sutura jënd saabu bu bëri joxe ko loolu itam ci ndimbal la bokk de temps en temps itam nga jël ci enveloppe def ci fukki junni surxul ko ci buntu kër itam woo borom kër gi ne ko am na lu ma la bàyyil sa buntu kër yooyu yëpp dafa neex ba nga xam ne ni même bu somme bi bëriwut sax noonu ñu la koy joxee dafay seddal xol dafay seddal xol et puis dafay wàññi stress il faut qu'on s'entraide il faut s'entraider bi dafa baax quoi parce que contexte bu difficile la nekk c'est vrai que comme ni nga waxee sikkim moo la kandoo mais am na ñoo xamante ne am na lu leen son borom bi teral te teraanga jooju je pense que looloo ko tax a jóg nan ñi nga xamante daal amun doole ñu jox leen surtout ñi nga xam ne ñoo gën a vulnérable ñu nekk ci quartier yi compliqué yi wala ñu nekk ci dëkk àll yi nga xamante ni xëy na parce que encore une fois ñun ñi nga xamante ni ci dëkk àll yi leen juddoo yaroo fa xam na ni mu demee parce que boo xoolee marché luuma yi ci la nit ñi doon dem di jaayee marché luuma yi tëj nañ ko nit ñi amatuñ fu ñu jaayee ñi nga xam ne ñoo doon sàmm di jaay bëy pour dund ci
mënatul am sax amatul xaalis donc il faut que nit ñi bàyyi xel bu baax loolu. crise bi kay dafa compliqué ñëpp la laal donc il faut que nit ñi bàyyi xel ñooñu dimbale leen ci ndimbal googu je pense que ci nam gën a gaawee nag parce que temps baa ngi dem encore une fois Pape c'est vrai que gis na nit ñaa ngi convoyé dund gi nga xamante ni moom moo jógee ci fonds force Covid 19. di aide alimentaire bi nga xamante ni ci plan de résilience bi la bokk mais je pense que dara doyut il faut que encore une fois ñuy ñaax kilifa yi rek surtout ñi nga xamante ni quand même politiciens yi dañ leen koy wax parce que bu élection jotee ñu dem ci population yi di fa campagne di leen utiliser jamono ji da ngay gis maire yoo xamante ñu ci bëri aussi ñi ngi daw seen localité ñëw Ndakaaru gi te waa Ndakaaru faruñ leen waa àll ba leen fal nañ dem ci àll ba nga xamante fa la nekk lu mu métti métti ñu gis leen même bu amul loo xamante ñu ngi leen dimbalee xëy gis sa maire sa au moins même bu mënta régler le problème am na loo xamante ni du seulement financier ba encore une fois aide boobu parce que des fois comme ni ñu ko waxee wàllu équipement sanitaire mën naa manqué et cetera ñoom am nañ ay réseaux yoo xamante ne bu ñu wootee nit ñi régler ko il faut ñu demaat ci loolu mais loolu moo tax way politique yi aussi il faut ñu leen di ñaax parce que da nga am population yu bëri ñi ngi kaas naan way gisuñ seen maire ñi ngi Dakar et cetera muy maire yoo xamante duñ toog seen i localité loolu yàgg nañ koo dénoncé sax avant crise bi di am ñoo xamante ni duñ gis seen am maire lu dul weekend ba weekend wala lu dul alors que maire la tax ñu wax ko mooy localité ba la fal nga fay toog guddeeg ba ci ñu la gis lépp loo xamante jafe-jafe la nga daal di koy saafara mu ngoog en tout cas am na solo message yi tey on a plus sensibilisé qu'informé mais on va continuer de vous informer ak rédaction bu télévision Futur Média duñu la téye lu yàgg Chérif dañu lay bàyyi ngeen dem àggali liggéey bi heure bi dafa gaaw xam naa ci kanam tuuti ci diggu bëccëg gi di ngeen dellu siwaat bu ko defee ngeen baaxee téléspectateurs yi li ngeen taataan ci wàllu actualité tey ci bis bi li ko gën fés ñëpp xam nañ ko mooy Covid 19 beeg évolution fii ci Sénégal. muy lu am solo Pape jërëjëf ñi ngi gërëm mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan encore une fois di ñaan sunu borom bi yàlla mu dimbale ñu jàngoro ji gaaw fay jógee su ko defee nit ñi daal di delluwaat seen yitte delluwaat ci seen li nga xamante ni moom lañ leen xamee woon comme ni nga ko waxee incha allah lépp loo xamante daal wàllu information la di leen ci góorgóorlu bu dara bañ ci ëmp doomu aadama yi. mu ngoog merci beaucoup Chérif Dia ñu ngi lay gërëm bu baax 10h40 mooy doog a jot bu ca kanamee daañu fekk chroniqueurs yi kenn par kenn ci seen i biir kër ñoom it toog leen seen kër bi dañu ko respecté ëpp na weer daanaka fajar gu jot wala suba gu jot dama leen di fekk ci seen i kër ñu préparé ay sujets yu am solo bu ca kanamee ñoom ñëpp daañu jokkoo ak ñoom waaye lu ko jiitu dinañu jokkoo itam ak journaliste yu rédaction bu King FM première radio digitale bu Sénégal ku ci mel ni Serigne Saliou Seck daañu ànd ak moom ca boori Waxinaan Nimzat xam nga